parce que am na la nga xamante ni boo ñëwee bugg leen ko imposer ñoom dañuy ne dafa bëgg a nangu sama suufu maam loolu moom mooy am ci coowu suuf yi ngay dégg yépp en général parce que ñu ci bari mën naa am projet bi rentabilité bi mu doon am wala bi mu war a am ñoom comprendre ñu ko parce que bu fekkente ne man kay damay yar illeer akub gopp bay ba sama loxo yii fut ah ma ji raadu bay ba xaw def leneen góob ah ak yooyu yëpp nga ñëw ba egsi ci war a pare say loxo yàqu nit ñi la damay ñëw di liggéey ak yow chaque fin du mois la bay ba doon jox mën naa laa fay nuy toll defal la courant defal la ndox ba pare bàyyi defal la courant defal la ndox defal la commodité yëpp nga am tali ba mu egsi buntu kër ma bàyyi la ak tool loo xamante ni biir na ma ni xëy na doo ñàkk bay loolu bu ñu waxtaanee kay mooy kii ut ku la tëdd fanaanoo noonu lañ koy wax dégg ma la bu la wax fanaanoo waxal wettali waaw wettali ak ku bëgg fu mu fanaan ak ku bëgg fu mu fanaan tëjal buntu bi du leen boole nun suñuy tànk ca meew kii ndengleer weesuwul lii capiré lan moom la waa population yi di naqarlu xam lan la Babacar bugg a def foofu quel est son réel projet bi dina bénéfique ci waa dëkk bi ban durée la ko bëgg a réaliser ci ñaata weer la war a toll pour que les paysans de Ndingler bénéficient wu ci fruit wu projet bi après on va discuter les discussions mun nañu dem parce que mun nañ am bu ëllëgee ñu woo mag yi ak xale yi parce que wax naa ko paa bi barki dem nee naa ko lu leen di indil problème li ngeen di toog di waxtaan te du ngeen ci boole xale yi ci la bokk xale yi ñoo yor ëllëg ñoo mën a comprendre lu bëri effectivement parce que am na si ñoo xamante ni bu ñu gisee gan bu jógee Dakar mag yi dañ koy bugg aakimoo toog si l'arbre à palabre waxtaan ba kooku dem ñu ñëw ni diw de moom nangam la fi wut si woon bu dee suñu dëkk ñu dégg nga de saa waay de Dakar la jógee dégg naa daal moom dégg naa xaalis bora la yore mi ngi ñëw donc ça di leen ci boole xale yi xale yi dëkk boobu bu ma fa demee fekk naa fa ñoo xamante ne université gii leen jóge te pourtant foofu lañ dëkk te université lañ jóge ñëw foofu ci dëkk ba pour fekke si loolu ça veut dire que ni am nañ nit ñoo xam ni mun nañu discuter am nañ ay cadre dëkk boobu li muy enclavé il y a des cadres je pense cité Dieg nag Sarr moo ngi fii ak ñeneen donc ñooñu bu ñu leen boolee ci waxtaan yi kenn du leen nax si yenn xalaat yi man loolu laa aussi jàpp nañu ci légitimité am la nekk ñoom tamit Babacar aussi ñii tamit jàpp ci légitimité am la lañ bëgg nekk parce que bu fekkente ni moom préparé na ba am titre foncier amoon na bail di fay nee na ba mu yàgg mu ni bail bi léegi daf koy transformer en vente légale en achat légal jënd ko am ay këyitam moom tamit loolu ma kumba laaj aussi débat baa ngi noonu c'est-à-dire 25 hectares. après ñu jóge ci lii dem ci politique. d'accord ak moom waaw nga ne loolu nanguwoo ko est-ce que kon fi ñu toll nii problème bi warati na doon entre Babacar Ngom ak waa Ndingler waratu doon entre Babacar Ngom ak état bi d'autant plus que yow sax nangu nga ne 225 hectares titre foncier xel nangu ko. xam nga loolu boo fi bañee 225 hectares gis fi léegi kun ni 1000 hectares lañ ko jox mënul tus. Sénégal noonu lay fonctionner malheureusement je suis obligée de l'admettre et de l'avouer ici parce que bëgguma génn tamit li ma xam ma ne pat waaye man fii xalaatuma fay am mètre suuf waaye fii ñu toog ni di jënd côté yi nii mètre xalaatuma ko fay am y en a qui ont des hectares ici te bañ koy jënd ca jamono booba duñ leen ko jaayee mukk valeur bu toll at ba muy jor addunaa mel noonu yàlla moo bind ñii tolloole bind ñi yamalewul waaye daal xamal naa la ñaar sëñ bi saa bokk yi war nañoo am ci ñoom yërmande de ndax doole du dox jàmm te bu man li tax ma njëkkee Ndingler ak ñi ma àndal mooy ñooñu rek ñoo gën a faible Babacar neex naa waxtaane du nu weesu fii Dakar la ñuy toog ci ay salle climatisée mais léegi l'urgence mooy léegi taw bi daj na réew mi yëpp ñoom dañoo war a bay comme nit ñi te muy dëgg fan la ñuy bay loolu problème boobu posé wuñu leen ko ndax waa ji dina leen may par exemple 60 hectares yi ñu yaakaar ni ñoom bu ñu leen ko joxee dina leen doy foofu ngir ñuy bay ndax mën na leen koo may ci biir tool bi ren ñu bay ko ba déwén ñu continuer waxtaan wi laaj nga laaj bu am solo bu bokk ci waxtaan bi ñuy waxtaan jeeg Babacar Ngom mais ce sera une question parce que dafa urgent mais loolu
foog nit xam ñi nga ji mënuma seen toog gerte. fii nawet bi dugg na déjà. mënumaa toog fii Pape Cheikh ni la ci guddi gi nii damay rencontré Babacar Ngom mën naa am bu ma jógee fii fa laa jëm mais du ma la wax sama donc rencontre yéen a ngi organiser waxtaan du ma la bi wax ak sama rencontre nga organiser benn caméra toog pointé sama kanam di ma loolu xaar mënul ñàkk parce que ma bu ngeen génn fa déggee ñëpp dinañ ko yëg waaw donc yéen a ngi préparé Comme waxtaan yéen ak moom moom fu ne ngeen di dugg yéen a ngi yéen a ngi organiser yéen a ngi organiser xanaa yaa ko domte honorable yéen a ngi organiser damay xaar ñu génn ci biir. voilà ñëw ci dañ fay beneen. génn léegi nii donc yéen a ngi organiser Hey, sama waalo médiation bi entre Babacar Ngom ak waa askan boobu et puis on espère que solution dina ci juddu parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañu que muy Babacar Ngom que muy waay Sénégal ñoo ko Ndingler. bokk daal. voilà lu dul jàmm nag jàmm ko gën et on dit souvent ay du yem ci bopp borom ndax maam Jaara Faam mi ak ñi moo àndaloon yoonam nekkul ci suuf si waaye ab député la dafa yore sunu kaddu mën di dem représenter askan wi Lii laa bëgg ba ab koy fat wax ab fetal génn donc loolu mooy wane ni Lii ay du yem ci bopp borom bëgg koy mais wax yàlla na de. lii Dama saafara liggéey rek bu ko laa defee ñu mën a dem ci yeneen i mbir yeneen i coow parce que fii damay faral di dégg ñu naan ay du yem ci bopp borom si vous nous rejoignez man ak sama bande c'est ma clique sama ay xarit Mamadou Mohamed Ndiaye Makumba Bey Aïssatou Diop Fall Corombaar Ndiaye Marie-Louise Ndiaye on va retrouver les internautes ak Mamadou Ndiaye dans quelques minutes puisque boobu ba tey yéen a ngi réagir ñu dalal nag koo xamee ni suñu xarit la suñu yaay la ma ngay wax nag ca kaw honorable député Mame Diarra Fam mais bon invité bu ñëw ak xalaatam dafay permettre déclic juddu ci seeni xalaat par rapport ak ay gëm-gëmu personnalité yi nga xamee ni on les recevra chaque mardi soir ci télévision Futur Média ñu ñëw nag ci wàllu politique parce que politique fi mu toll mënoo koo wax te doo ci boole honorable député Mame Diarra Fam Mamadou Mohamed Ndiaye. muy lu leer te li fi xew ci wàllu politique nag defe naa bëri na ci ay ponk yoo xamante ni il faut que mu am ay tontu yu mu ci indi mais na nekk rek question réponse très bien. waaw waxal ñu ngi may tànn ci de question réponse avant de retrouver internautes yi ak Mamadou Ndiaye ci beneen studio bi. honorable Birame Moustapha Cissé Lo jàngat ban nga ci am. waaw daa bëri de loo ma ci bëgg a laaj li ñu ne moo ko def ak ni waa APR mujjeek moom député ba nga doon ak la ñu ko bëggal ci assemblée nationale mu di tekki ndombal tànk député déjà ndax ànd nga ci. bii nga mujj laaj dégguma ko gum tekki ndombal tànk li bon ay supposition la ñu ngi koy. Ok. ay rumeur la bokk. bon defin wi man day wax dëgg yàlla ñaawlu naa li xew ndax nag bu fekkente ne dañ koy jël ci cadre bi nga xamante ni mooy audio yu génn te mu jur ay saaga man rafetlu ma ko ndax man xam lan laa mën a xam yore sama wax ji wax ba lijjantiku comme ni ma def ak Aïssatou rek ku gan jël waaye man ay saaga xaw ma ko mënuma ko te duma ko def te it bugguma di ko déglu ñaawlu naa ko nag ndax kilifa la waaye ginnaaw saaga yi dafa am lu ci nekk ci suuf loo xam ni itam jar na taxaw seetlu Moustapha saagawul tey de bëgg dem la saaga. saagawul tey yàgg na saaga la. invité na la invité nga kilifa gi invité na fii barki démb l'honorable député président Abdou Mbow am ku woote ca téléphone ba yaa xam ni fukki at ak benn mu ngi may saaga yàgg na de. aveu de taille pourquoi attendre jusqu'à maintenant pour génne saagay fukki at ak benn yàgg na leen saaga ñoo ko wax fukki at ak benn mu leen di saaga xam naa mën nañoo muñ de man ku ma saaga tey doo ma saaga bu subaa boo ma yeewu di dem police dogoon ko nag dama lay jaay sama bakkan fukki at ak benn nit ki di la saaga ndey di la saaga baay nga antan koo muñ ba tey nga révolté wul sa papa ak sa yaay génne saaga yi ci mbedd mi waaye nit ñi saaga yi dégg nañ ko metti na leen naqari na leen ndax kilifaa ko wax kii wax ko nekk na président CEDEAO ba rendre le tablier CEDEAO tagg ko kii di wax bu dee saagakat la itam président Macky Sall la ko doyloo woon jox ko CEDEAO mu yore ko CEDEAO nag soo ko xamee mooy suufu Afrique bi sous région bi maanaam pays yi ci nekk assemblée nationale yi ci tënku kii moo nekkoon seen président pendant 5 ans xanaa boobu tuddagul l'insulteur de la République qui insulte pendant 11 ans ça veut dire que ni
11 ans ci ginnaaw xamoon nañ ni il insultait et ils l'ont mis président de la République président de l'Assemblée nationale de la CEDEAO bu loolu saaga yi weesoo nag rafetlu wuñu ko waaye li lalu ci saaga yi mooy day saaga nee na dafa am njuuj njaaj da ngeen a jël building administratif bi laxas xaalis bi da ngeen a jël gerte gi joxe ko ci nu anam yooyu maanaam révélation yi muy def ci suuf actuellement moo intrigué Sénégalais. est-ce que du waxu ku meer. wax na ko assemblée de lii muy wax de lii nga gis nii mu teg ko fii sama kanam la ko waxee maa ngi toog loxo boobu nga dégg muy tàccu mën a. yow tàcc bu fort bi yow la. tàcc bu fort bi mën a maa tàccu ndaxte dëgg la nit doo bokk ci mbooloo. dara xew rek nga génn ni nangam xew na waaye bu ko nit tuddee sañ nga koo tudd man Màkka laa nekkoon ak ay député ñett laa bokkaloon fu ma nekk ak man muy ñeent bi ma ñëwee Màkka ñu ne ñu yéen de tardé ngeen am na ñu jox 3 tonnes gerte ne man bàyyuma je suis pas cultivateur mais laajtu naa ko nu mu demee noonu ba ñu ni ma am na maanaam ñàkkuma koo dëggal kon xam nga Moustapha li mu wax waxuma tonnes yu bari yi mu tudd de mais bu nee joxe nañ lii fii ci vidéo bi dane fii ci assemblée bi am na ay députés yu ñu jox gerte xam nga wax na ko yaa ko dégg loolu mën naa ko dëggal mais aussi ma teg ci ni député baykat la toujours dama koy wax député cultivateur la am na ñoo xamante ni tey fa nu dëkk dañuy bay gerte donc xëy na anam yañ leen koy joxe moom la ñuy saytu mais mën nañ leen a jox ni leen dem leen bay donc Mouhamed processus bi ci topp nag ñu déclenché wu génne ko APR ñoo moom seen parti kat man génnewuma kenn PDS ñoom ñoo moom seen parti ñoo ko dàq seen règlement intérieur u parti bu dee daf leen a may ku saaga ñu dàq ko wala ku def révélation ñu dàq ko nit saaga na fukki at ak benn te dàquñu ko donc ñu dàq ko amul problème beneen bi nag ñu bu dee dañu enclenché dàq ko assemblée nationale déjà génne ko ci Benno Bokk Yaakaar. waaw génne ko ci Benno Bokk Yaakaar mais xam nga Benno Bokk Yaakaar boobu man damay naan fii laa koy waxee au pays des fous tout est faux. Au pays des fous. Au pays des faux tout est faux. Tout est faux. Faux décret, faux policier, faux gendarme, faux commandant, faux ministre, faux docteur, faux médecin, faux conseil groupe parlementaire. Faux conseil groupe parlementaire, faux réunion groupe parlementaire. Parce que réunion groupe parlementaire bay dàq Moustapha Cissé Lo ba ñuy wax man gisuma ci fukki nit wala ñaar fukki nit yu ne nekk parce que man assemblée bis boobu jaar naa fa donc il faudra aussi que ñu bañu foyee suñu xel te yenn saa yi di wax te yàlla rek tax ñoom daal ñoom soom seen parti bu leen neexee ñu voilà parce que am na ñoo xamante ne sax dañ leen di accuser que yéen da ngeen a lâché un père vous ne l'avez pas soutenu vous avez plus penché du côté de l'APR jàppale woo leen ko daal ñun waa opposition non assemblée nationale ci boppam bañ ko expulsé bébé benn bokk voilà vrai non ñun xam nga comme ñun dañu toog ba pare dañu bër ba pare Moustapha Cissé Lo dafa tombé ak seen vacances donc vraiment on était en vacances waaw waaw mais même bu nu bërul woon xam nga lu nu mën moom wax nga dëgg jërëjëf tontul nga ma ko bu nu bërul woon tamit man kërug jàmbur gu nuy fóot di weer man du ma fa dugg man daal li ma mën mooy ba pare ngay dem waaye ñëw toog ci bu ñu dellu temps baa ngi dem déjà ñu woote woon ci potum ndeng la. bu leen sulliwaat ay wax voilà bu leen indiwaat benn wax bu leen génn fenn voilà léegi dóoral ñaar wala balaa ngay dóor ñaar ma dem fekki Mamadou Ndiaye fa mu ne juste pour voir les internautes tey je rappelle que c'est la première moo tax ñu yombal ko nii rek te kii ñëw tey Adjaratou Mame Diarra Fam honorable député ñaan na ko sànq yàlla bu mu ñu jigati la preuve sànq ba tey yéen a ngi àndandoo ak ñun bokk na ci personnalité yi nga xam ne ni li ñuy faral di wax naan Youssou Ndour bu toogoon sax naan frère
Jacques ñu déglu ko moom yàlla dogal na ni bokk na ci kilifa yi nga xam ne am nañu leen fii ci réew mi bu ñu toogoon rek ne zëm ñu seetaan leen donc moom lii ngeen di gis ci image yi fii la histoire bi tàmbalee entre ñun ak sénégalais yi donc on s'est dit ci déclic bu njëkk bi mu nekk gan gi dugg nañu ak moom nag ci ay points yu bëri c'est normal parce que député la coowal Ndingler rek Babacar Ngom ñu ngi ci wàllu politique waxtaane nañu coowal ki nga xam ni moo di Moustapha Cissé Lo saaga yi nga xam ni def na daanaka tour du monde dinañ ñëwaat ak moom ci yeneen i ponk ak taxawaayam itam ca commune ba mu dëkkee parce que am na yu ñu fa dégg loolee dina ci tontu on va retrouver internautes yi ak hashtag bii di déclic la première Kébetu sur Facebook Twitter Instagram Mamadou Ndiaye internautes yaa ngi réagir depuis sànq. internautes yaa ngi réagir Pape Cheikh comme ni nga ko gisee nii ci écran bi bari na ay réactions yoo xam ne yu ci bari nag vraiment internautes yi félicité nañu ci innovation bi ak li nga xamante ni mooy émission bu am solo yi mais surtout gis naa ni tamit député bi vraiment bari na ay fan xam naa ne internautes yëpp gis naa ni daal ñu ngi koy encouragé et puis ku ci nekk bi nga ko gisee gis nañ ni dañ koy encouragé bu baax a baax a baax ci li nga xamante ni moom lay taxawu askan bi fële ca assemblée nationale mais leneen li aussi ay question la yi nga xamante ni ñu ngi ko ciy posé coowal Ndingler yi ñëw na ci ak ay wax yu am solo yi ah. waaw Mohamed Ba ñu ngi doon waxtaan di foog ni yaa nga fële. maa ngi woon ci honorable député naan ko tey yaa tooñ. non en tout cas réaction yi bari na ku ci nekk rek daal mi ngi joxe xalaatam ci li nga xamante ni mooy honorable député indi na ko tey ci waxtaan bu am solo bi ci déclic wax naa ko réaction yi mën na continuer ci Twitter ak hashtag bi di déclic. Voilà, je pense qu'on t'entend plus dégguñu la bu baax mën nañu bàyyi techniciens yi régler problème boobu noonu le temps ñu lay fekkaat ci fi nga nekk ak internautes yi nga xam ni ñu ngi réagir depuis sànq ak hashtag bi di déclic ci télévision Futur Média ñu continuer ak quelques questions wala très rapidement régler micro Mamadou Ndiaye le temps mu continuer ak internautes yi nga xamante ni ñooy réagir Mamadou Ndiaye su fekkee lépp sotti na foofu mu ne ñu voilà je pense que baaxagul voilà c'est les aléas du direct noonu la ñu ko tuddee on va enchaîner ak quelques questions yoo xamante ni mu ngi jógee ci sama clip bi voilà Mamadou Mohamed Ndiaye Makumba Bey Marie-Louise Ndiaye ak Thioro Mbar Ndiaye et pourtant honorable yaa ma yóbbaale ci wax ji ba fàtte woon naa ni war na maa mën a dimbalee ay téléspectateurs ay enveloppe bu waajtaayu tabaski. ko rek daal di koy yóbbu. fàtte woon naa ni yore naa fi ay 100 000 yoo xamante ni tey ci ouverture bi ku dugg rek mënoon naa ko may 100 000. 50 ay 50 waaw dama koy dajale mu doon ñaar rek di 50. balaa ji bokkul béy xam nga yéen da ngeen di présenté journal donc du coup doo gis xaalis bi non seulement damaa bëggoon a maye 100 000 ak xaru tabaski mais dama ci bëggoon teg loo xamante ni c'est-à-dire téléspectateur bi njëkk a woote quartier bi mu dëkk dinaa fa ànd ak benn fondation bu tudd fondation 221 bu ñu demee ci koñ boobu dañu fay yóbbu ay dund pour koñ bi yëpp ay saaku ceeb ay diwlin voilà donc loolu prévoiroon naa ko mais xam nga honorable député moom mu ngi nii rek déjà réglé na Aïssatou Diop Fall man nag dama xawoon am problème parce que entre Aïssatou Diop Fall ak moom Aïssatou ci sama clique la bokk. moom sama yaay la bu ñu clash léegi. man ak moom ci émission ñu clash ministre ba doyal. ministre bind ma ni ma ñëw. yaa ngi Aïssatou Diop baax na ci baax na ci yéen laa ko yëg. yow nag sama diggante ak Aïssatou Diop Fall nañ ci. mënu ci dara loolu du sa problème. parce que yéen ñaar xamante ngeen apparemment donc j'aimerais très rapidement balaa ñuy enchaîner ak dernière question yi quand même am yu ma dimbalee téléspectateurs yi te ki dugg ko ñoom dinaa fa ñëw ànd ak fondation 221 sama benn xarit bu nekk États-Unis Moussa Nia moom daf may gunge ci social bi nga xamee ni maa ngi koy def un peu partout donc dinañu dem ci koñ boobu joxe fa nag ay dund boobu bokkul ba tey ak liñ leen di may peut-être ci télévision Futur Média lii itam mënuñu koon bañ a boole ci déclic bu njëkk bi peut-être bu amee téléspectateur yu nekk ci téléphone bi très rapidement ñu jël leen minuit 30 exactement Aïssatou Diop Fall day fajaru man itam dama nar a fajaru Makumba Bey day fajaru Mamadou Mohamed Ndiaye moom comme seet bees la fajaruwul fi ne mu ngi lune dem yel de est-ce que xam nga ñu dañ ko saraxu ne ko ñëwal mais ci lune dem yel la nekk nii
c'est vrai yow yaa ngi lune de miel. Mamadou ngi ci lune de miel te ku ne xam na ni Marie-Louise Ndiaye mi amul benn jot. dagg lune de miel nag yow da ngay nàmpal. lune de lait fu ne ko lune de lait. lune de lait waaw moom mu ngi ci lune de lait yow yaa ngi ci lune de miel mais comme ñun ñëpp dañu bokk objectif mooy di leen gunge ci télévision Futurs Médias matal engagement bi nga xam ne ni loolee la ñu waxante woon ak yéen boobu ba tey moo tax kenn ku ci ne bàyyi li ngay def yëpp ñëw ba heure bi ci télévision Futurs Médias et que chaque mardi nii la ñu koy defee ñoo leen di gunge ci seen i salon ci seen i biir kër te bëgg nañu bu émission yi jeexee déclic bi doon ay yu leen leer ci yenn ci ay ponk yoo xamante ni yéen a ngi koy dégg ci wàllu actualité donc balaa téléspectateur bi ñuy jël ci téléphone bi on retrouve Mamadou Ndiaye ak internautes yi nga xamante ni ñu ngi réagir depuis sànq Modou. voilà Pape Cheikh internautes yi réaction yi bari na ci suñu page Facebook wala Twitter bu Instagram bu télévision Futurs Médias mais aussi ci YouTube bi gis nañ ni déjà ñi nga xamante ni aussi ñooy internautes yi ñu ci bari scotché wu nañu plus de 3000 ñi nga xamante ni ay nombre yi nga xam ne seetlu nañ ko ci ñenn ñi envoyé seen message di encouragé li nga xamante ni mooy émission bu bees bi di Déclic ñeneen ñi aussi di joxe seen xalaat ci ki nga xamante ni mooy député bi di Mame Diarra Fam surtout nag gis naa ni ñu ci bari dafa am mën nañu wax ni ci toile bi daal dafa am benn fans club am ndaxte réaction yi bari na ñenn ñi di ko encouragé xam naa ni li mu doon jokkalante ak Aïssatou ñu ci bari daal moom lañ faral daal gis nañ ni daal réaction yi ci bari ci à sa faveur la quoi ñu ci bari moom lañ doon jàppale di ko tegal tànk comme ni ñu koy waxee en tout cas question yi aussi bari na seetlu ma xool relevé naa ci ñaari question yi nga xamante ni je pense que ñëwagu ci côté politique bi nga xam ne ci la jëm mais bi ci njëkk rek mooy ci juste réaction ci gestion Covid bi ak ni nga xamante ni nguur gi noonu lañ ko doxalee. Voilà je pense que dañ koy dëxëñ ci question wu yi ñuy mujjee waxtaanee wàllu politique sama boy dafa engagé de maa ngi moom ñoo bokk ki ñu habillé tey de man daal falaa dem di jëli yére bi rek fekk ko fa lii ma naqari tey Mado moo ñu habillé on va dinañ leen defal écritel bi Mado bokkul ak suñu Mado elle fait de très belles choses dinañ leen bindal numéro téléphone am donc damaa dem di jëli mbubu bi far fekk fa Mamadou Ndiaye donc ñu ngi gërëm bu baax internautes yi très rapidement ñu jël peut-être benn téléspectateur xaru tabaski yaa ngi noonu plus des enveloppes yoo xamante ni bu ñu nekk def na 100000 et puis li neex mooy semaine bi mën naa déplacé wu soit ma dem koñu honorable député Mame Diarra Fam wala ñu def ko tirage rek entre ñi fi ne koñu Aïssatou koñu Mamadou Ndiaye wala waaye yéen di ci ay koñu kalmu ngeen dëkk wala koñu Makumba wala ma yóbbu ko Ngaabu rek mën na maa dem Ngaabu de waaye nga ngi neew it Makumba sori na de yoon la ba nga kii de Mbour la dëkk amul enclavement amul dara wala ma ji fi jaafaat entre Ngaabu waaw ginnaaw raay gi laa Xomba la gën a jege. ginnaaw raay gën a jege ma nga nii doo dugg sax autoroute doo ko fay wala ma dem Mbour Xomba la gën a jege laa waaw ginnaaw raay gii de mi ngi nii Pape dañuy dox ànd xam nga nu may def léegi finalement ginnaaw raay laay jëm waaw ginnaaw raay dégg ngeen ko Pape te sa koñ laa jëm waaw dama koy publicité bala mu ci dellu ginnaaw Pape Cheikh mii du ci dellu ginnaaw sañu ma ko xam naa ko waa ginnaaw raay ñu ngi lay xaar yow génneel nañ la fetal nañ la ko génne laat te xool bàyyi mu dem Ngaabu nga bëgg ko dem ginnaaw raay te xoolal ngaabu lu fa nekk fu aaw bee fa ne wala ñaareel bi moom benn rek moom ragal la moom ragal la boo xamante ni sañ te jël ñaar maa def infraction nii ñu filmé en direct instant bii nii ay gandu maam ko ngay moom mi mooy génn li nga wax mën naa la cee tere ay gandu maam carton rouge ngay am foofu yow nag maman yaa fi xar non mais Ngaabu sama yaay fa nekk te mooy sama aaw yaay mooy aw mais ngoog voilà xalaat réponse bi ba pare allez très rapidement pendant que ñuy décompressé mën ngeen a dugg première dafa xaw a metti mais on est là voilà donc nañu jël téléspectateur bu nekk ci ligne bi allo ah waaw c'est la clique baa ngi ay nit yu miinante rek a àndandoo ak yéen en direct ci télévision Futurs Médias allo na téléspectateurs yi gaaw ñu mën a jàll ci dernière partie bi ak honorable député Mame Diarra Fam ci télévision Futurs Médias dinañu wax ak moom ci PDS am na donc yu am solo yoo xamante ni bëgg nañu mu indil ñu ci ay leeral gox ba mu dëkk nag dégg naa bëgg na faa samp ndëndëm
voilà bëgg nañu xool commune ba lan la fa bëgg exactement dina ci tontu en attendant ñu xool téléspectateur bu nekk ci ligne bi allo. 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 allo Pape Cheikh. waaw kooku. Abdoulaye Gueye Touba Darou Marnane. Abdoulaye Gueye. ñu ngi lay wooyee Touba Darou Marnane. jërëjëf Abdoulaye naka waa Touba Darou Marnane. ñu ngi leen di ziare bu wér di leen màggal. ñu ngi delloo siyaar. macha allah di rafetlu Déclic. jërëjëf. Déclic moom kañ ngeen may invité. waaw yow de saa yoo bëggee ñëw mais boo ñëwee looy wax. non Darou Marnane dama bëgg nekk maire arrondissement Darou Marnane parce que Touba dañu ko def commune d'arrondissement quoi parce que Touba benn maire mënu koo yor. ah yow daal Darou Marnane nga bëgg a occupé. waaw nekk maire arrondissement bi quoi. lan moo la fa neex ak lan moo la fa naqari. non li ma fa neex moom bari na ndax Darou Marnane Serigne Touba bu ñu jógee si géej gi fa la wàccoon am fa juróom benn weer. mais ci wàllu politique ak ni nga bëggee doon foofu dara. c'est-à-dire que en fait bu tawee rek moom dañuy am ay jafe-jafe sur côté yëpp nag. ci côté canalisation. te bëggoon nañ nag vraiment ku ñu si jàppale quoi. génn naa ne bu ñu jàppalee ba nekk maire arrondissement bi rek dinañ ci liggéey. te moo bàyyi sëñ Mountakha mu lijjanti ko koy doonal maire foofu rek. dégg nga li ma Kumba wax. ma Kumba lu wax. man tee ngaa bàyyi sëñ Mountakha mu wéy di lijjanti ka koy nekkal maire foofu. waaw ñu ne taalibe lañ moom. yàlla baax na de toute façon yàlla baax na loolu rek laa mën a wax dinañ la invité. taalibe lañ. waaw yàlla baax na. yàlla baax na mais kon comme noonu la demee comme candidat nga ca mairie ba yow de jarul ñu lay may xaalis wala xaru tabaski. ah am nañu soxla nag loolu moom ñëpp soxla nag. futur maire. soxla nañ xar de bu ñu amee xar jël de. Mamadou Mouhamed Ndiaye mu ne militant yi nga koy joxaat. waaw moom du Ndiaye moom sama mbokk taalibe la xam na lu mbir di doxee fii. xam na ni militant yi nga koy joxaat. waaw d'accord kon ñu may la ñaar fukki junni rek am nga 100 000 yoo waajee sa tabaski. ah loolu tawfeex la moom macha allah. yaa ko moom monsieur le maire. yow tam émission bi Mame Diarra Fam moo fital ñëpp. ba ñuy woote ñëpp dañoo am fit. monsieur le maire Déclic may na la ñaar fukki junni yoo waajee sa tabaski en attendant ngay falu maire xam naa su boobaa yàlla baax na. mairie moom neexut a gérer ginnaaw raaye ngi daañ ci waxtaan ak honorable député ñu jël peut-être beneen téléspectateur très rapidement ci numéro téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi 88 628 20 20 ak yeneen yi ngeen di gis ci suufu écran bi allo 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 oui allo allo oui Pape Cheikh. waaw kooku man la Aliou Fall. Aliou Fall. waaw. Aliou Fall na nga def. waaw maa ngi sant yàlla. mbokki fan. mbokki Dakar maa ngi Dakar HLM. jërëjëf Aliou Fall mbaa bëgg nga. waaw kontaan naa dëkk ci émission bi. merci. waaw kontaan ci seen invité bi Mame Diarra. waaw. wax dëgg fa yàlla député bu député yëpp meloon ni moom kon réew mi léegi mu soppeeku. dëgg la bëgg nga mu ñëw jiite mairie HLM. waaw. toxu. bëgg naa sax mu nekk présidente de la république. dégg li ndaw présidente bu ñu naan grazie mille ormai di ñu làkk italien. waaw gis nga ko de wax dëgg yàlla moom elle fait la fierté de l'Assemblée. c'est bien loo wax ci fetal bi ñu ko génneel barki démb nag. fetal bi moom kenn d'accord ci moom. loolu moom c'est à bannir moom. yàlla baax na dama lay teel a libéré bàyyi ma jukki la rek am nga fi yow tamit 100 000. waaw jërëjëf Pape Cheikh. voilà 100 000 yoo préparé sa tabaski d'accord. merci kontaan naa. merci yow yaa ko moom ku dugg rek fii ba émission bi jeex 100 000 lañ lay may plus déplacement bi nga xam ne ni naa ko def ginnaaw raay
yóbbu fa ay dund ci période bi la nga xamee ni période de solidarité la voilà loolu nga fi jëlee tey ci quartier général bi. quartier général dama bàyyi ma commenté ko nii. ba waa ginnaaw raay gëm ko. tàmm naa quartier général ba naan quartier général mais ci déclic bi voilà déclic bi nga ko jëlee te dinañ ci ànd ak yow donc on va attendre yeneen téléspectateurs yi ñu dugg ñu jox leen ci enveloppe yi ñuy séddale et on continue ak dernière question yi nga xamante ni ba tey mu ngi jëm ci wàllu politique ñu jagleel ko honorable député Mame Diarra Fam Aïssatou. waaw léegi man ñaar laa amoon ñaar ba ñett ma dugal ko mooy tey gis nga rapport IGE bu nee na ñaar rek waaw ñaar rapport IGE bi génn tey bu génnaat encore parce que xam nga yàgg na rapport yàgg na génn gis nga ñi mu épinglé ci nguur gi yu rëy yi mu wax ak yooyu président Macky Sall ba muy recevoir njiit la dégg nga la mu ko waxal nee na ko wax na fa daa ay wax yu rafet Makumba waaye li ñuy xaar si moom laa bëgg yow député en tant que député naka ngeen mën a def pour que cette fois-ci président Macky Sall jël ay ndogal yu wóor ci ñi rapport IGE bi épinglé muy benn ñaareel bi seen parti di PDS actuellement yéen ngi si ay temps yi fan yee passé amoon na ay coow yu amoon si jigéen ñi ba ñu am ay porte plainte yaa ngi koy dégg yaa ngi fàttaliku ko bëgguma nag xaw ma nag mën naa tudd tur yi ou pas mais xam nga fu may wax donc xaw ma na fu mu mujjee ndaxte gisoon naa daal. te moom boo koy posé question daf lay tiital. waaw gisoon mais mënu ma tiital ndax maa moom ñoo bokk fu ñu rootee donc jigéen ñooñu xale yi jigéen ñoo doon porter plainte gis naa sax ñu bëri duggoon si yéen ñu duggoon di ko ñaawlu ne seen parti fu mu toll nii soxlawu leen ay porter plainte ak ñu mel noonu ba ca des ma bëgg xam la fu mujjee ba ca des mooy aujourd'hui Oumar Sarr ak ñamu àndaloon génn ñi créé nañu parti politique maa ngi gis ñu bëri di wax naan parti politique boobu parti contribution lay nekk parti de débauchage et cetera sa jàngat fës na ba ca des. 3 questions. waaw jeexal naa buuba. waaw te dëgg nga wax mooy pourtant sa question laay wax yaa ko fi wax sànq. Karim Wade seen xawma candidat la seen président seen. président Karim Wade waaw président Karim. waaw yow kañ nga mujj a dégganteeg moom mi ngi waajal takk na bagage yi. waaw wala déet léegi yooyu yëpp laa dëxëñal loolu nag. voilà mu nekk dernière commentaire waaw politique jeex. waaw dinaa ci sawar nag Aïssatou pour tontu la ci yi nga wax yëpp première bi mooy rapportu IGE yi. rapport yi xam nga du lu bees nag Aïssatou 2015 2016 2017 2018 2019 yooyu yëpp. chaque jour waaw rapport yi dina ñëw waaye xam nga bu fekkente ne. ki nga xamante ne mooy am volonté manifestam ak désiram pour réaliser li mu bëgg moo la naan dossier yi gën a diis maaj teg sama conc Macky Sall dafa diis de yaa ko wax waaw bu ci tegee ay dossier du ko lijjanti benn dossier rek moo ko ñoroon mu bugg koo toppatoo c'était le dossier de Karim Wade ñi ci des yëpp ñor ñu bu boobu jàllee gisuma beneen boo xamante ne ñor na ko ndax lii nii yàgg nañ ko fee wax rapport IGE génnu tey xëy na nag kilifa ci réew li ñuy yaakaar ci yow mooy bu fekkente ne da nga jël organe état bu toll ni IGE di leen liggéeyloo ñu nekk ay nit yoo xamante ne dañuy liggéey année bi ba année bi jeex nga di leen fay ca ngeen gi pay nii suñu liggéeyee ba pare buñ la ko joxee saytu bi waaw da nga ko war a exécuter li ci jub nga woo seen borom ni leen félicitation ñi ci dëngale nga leen mën na bu dee ñu war a mën a jéggal te bañ leen a weer lañ nga jéggal leen te bañ leen a weer bu fekkente ne ñoo xam ne yoon daf cee war a teg loxoom lañ nga jox leen yoon mu teg ci loxoom te bu ci teg sa conc parce que réew teg conco yoru ko donc loolu rek la ñuy xaar ci moom que mu exécuter le rapport de l'IGE. d'accord ci waa PDS waaw donc PDS aussi wax nga ci coow bu am ci parti démocratique sénégalais coow ay xale duñu ay xale parce que xale yi ay responsable lañ xam nga ñun parti bi dafa nekk parti bu rajeuni
donc toutefois da ngay gis que ni guerre de positionnement du ñàkk ci benn parti ñii xëy na dañuy jàpp ni war nañu nekk léegi benn ajaratu Awa Diop laa ko mën a wax fekk na commencé guñu ñii jàpp ni xëy na bu ñu nekkee gën a jege kilifa gi di ko gën di mën a nettali yenn yi pour xëy na mu di leen gëm moom mooy tax ñu avancer percer ñooñu noonu la ñuy doxalee seen mbir mais yooyu yëpp du ci benn ma jàpp naa ni ay xale bu ñuy politique ay satu bopp yi parfois day tàng dëgg la donc man xëy na ñooñu génn ñëpp wax xëy na man génnuma sax def di communiquer mais jàpp naa ni en politique aussi c'est ça l'importance mooy barque bi mooy suñu bateau bi kenn ne quitté wu ko ci ñoom dañu xaw a am ay problème ay jafe-jafe ay xale lañ c'est réglé après on va les appeler plainte c'est réglé waaye je pense que peut-être les plaintes suivent leur cours xam nga ndax xam nga affaire u enquête tamit am na nuñ ciy tudd nous avons une police très avancée du jékki-jékki rek ni yamale naa ko foofu surtout li nga xamante ni tey moo jëm ci waxu affaire cybercriminalité donc enquête buy sori lay doon waaw mais jàpp naa ni mën nañ faa bañ a yegg surtout yéen jigéen ñi sax waaw waaye comme yegg nañ fa itam li ñu mënoon wax rek mooy que ay xale lañ ñoom ñëpp seen avenir politique des na nañu dem xeex ci seen base liggéey moo ëpp solo pour percer politiquement d'accord te ñu teer wax parce que parti bi nag loolu musu cee am waaw porte plainte moom 74 ba nëga ni borom parti bi loolu mësu fee am guleet nit ñi mag ñi ñu mag oo nañu ne lii xamuñu ko mësu fi am mais nag xam nga jamono tamit dafay dox léegi nag bu jamono doxee ba ñu toll ci portante plainte borom parti bi moom mi ngi confinement moom ñëpp la ñuy yàpp nag ba mu des nag ñu mbay saak maa sàmba nag moom bu yeewoo rek bu fëggatoo ñëpp ku ne toog place am raay ju ñoo saa ñu créé seen parti nag loolu lu rafet la lu nice la lu cool la lu fine la wala tàcc nga ko wala lu cool lu fine félicitation yi dafa neex yow li moo tax rek ñu yéene ñu suñu xuloo ayca attends rek lu cool lu fine man damay wax rek loo xamante ne dama bëgg Sénégal yëpp dégg man ma sañoon PDS kenn du dem ndax parti bu ma bëgg la maak choisir sa bopp kenn indiwu ma fa mais na ñëpp xam ne Ablaye Wade la du affaire bi Ablaye Wade kese la du keneen moo yor bës bi waaw affaire bi li tax nit ñi ñu leen di topp Abdoulaye Wade la kon ñee nag kon dem dama lay tontu rek bul miime bul ruube bul def dara bul organiser may ma tontu jël sama temps Ablaye Wade day mbir mi dama ne ku ci ne lala Ablaye Wade def su ma ko defoon ma def la raw la nga def dëgg la ku ci ne lala Ablaye Wade jox su ma ko joxoon ma def lu raw la nga def kii moo baax kii moo jël ay nit yu dul jeex jox leen ay cër xar nag day weesu mbote comme yow màgg nga ba jël sa place ba seet ni war ngaa mën a dem créer sa yëf dox ca nun fii nu toogoon jógunu fi le parti reste intact nit ñaa ngi toog fas yéenee liggéey mais xaw na soof xaar ki nga tudd tuuti parti bi xaw na soof tuuti nag xam nga soof ak saf moom maa fi toog man mii maa fi toog fragiliser aussi. waaw man waa dama ni maa fi xam nga parti bi xam nga fragiliser ko kenn bëgg ko damaa njëkkee wax ne man lii ñuy wax tey ba mu yëg si fii dox naa ci tànki jàmm ba ay nit naan Maam Jaara Omariste la fekk doo Omariste kanamiste nga wala fekk jàmm rek nga bëgg man bi may ñëw ci parti bi Omar Sarr indiwu ma fi buy dem fi la may bàyyi bi may ñëw parti démocratique sénégalais Omar Sarr indiwu ma fi buy dem fi la may bàyyi mais quand même bëggoon naa ci rafetal mu toog président Amadou Sall ku ne xam na ni avocat Karim Meïssa Wade la yàgg ak moom ñii li ñu seq ak Ablaye Wade ak président Babacar Gaye man sequma ko ak Ablaye Wade donc man jàpp naa ni jamono bii ma mën a toogee man ñoom war nañ koo mën a toogee mais bu ñu demee nag
ñoom loolu ñoom la rek. waaw Karim Wade matuñu dem nee nañu. man maa ngi toog. après man Karim mënu maa Aïssatou yóbbu. jox nga ko ñaar. waaw noppi naa jox nga ko ñaar. man Karim mënu maa yóbbu. jox nga ko ñaar. wax nga dëgg. xam nga lu tax man Karim mënu maa yóbbu. Karim daa fekk ma bëgg parti bëggal ko sama bopp toog ci parti. ñu congrès ko. mu gañe ci kay kanamu nawleem. amoon ay candidat mu gañe leen congrès. ñu def ko sunu candidat. ñu xeex ko bokkul élection. ñu maintenir ko ni mooy sunu candidat. sañ nañ ko xanaa. ñun dañ ni jusqu'à l'extinction du soleil Karim ay sunu candidat. voilà kon Karim mooy seen candidat. li kay leer na. Makumba yéen yow kay bu ci am ki xoolal borom biir buy dem buy yëngatu boo koy gunge bu dawul bul daw. yow Karim ñëwalu la man lay ñëwal. may sàngo. Karim mii man lay ñëwal bu ma ko mënee xaar nga man koo xaar. yow kañ nga gëj a dégg Karim yow allo Karim. Aïssatou jox nga ko ñaar. déggoo ma ne moom moomay tooñ nag. waaw mais jox nga ko ñaar yooyu yooyu da koy cokkaas yooyu da koy Karim cokkaas. bu ma ko déggul tey dégguma ko suba dégguma ko daaw moom Karim la faral mooy candidat daaw jéeg waaw mooy sama candidat. Karim envoyé na la message boobu bañ naa woo. envoyé wu la message ci WhatsApp. am problème. honorable parti bi day toog di xaar Karim Wade ba kañ. bu soobee yàlla ak yonent bi. ba fekk muy ñëw rek. est-ce que jotul quand même ngeen noppal Ablaye Wade ñi war a taxaw. dañ koo sonal am taxawaay bi ñu war a am dañ koo sonal. mais ñun ñëpp xam nañ ni que. dañoo sonal Ablaye Wade. waa bàyyi ma ñëw ci waaw. sama fond pensée. waaw. aujourd'hui ñun ñëpp xam nañ ni qu'on le veuille ou pas parti démocratique sénégalais ku fa mën a nekk tu es là-bas que de nom. on est désolé de le dire mais lépp Abdoulaye Wade la. te moom aujourd'hui waa man la kay man la bu baax dama ni moom aujourd'hui fu garaaw lay waxee. aujourd'hui nee na la yaay. aujourd'hui fi nga xamante ne fa la toll. te Coro moom deful dara Abdoulaye Wade journaliste man la jàpp rek naa ne bu bokk ci jotoon na clinique. xëj na mu ñu jéem gën métti ko noppal c'est-à-dire ku nekk am taxawaay bi nga war a am xanaa mu muy tëj Karim rek ñu Wade tàggoo. muy Massamba muy Mame Diarra Fam muy keneen ak keneen ku nekk am taxawaay bi nga war a am ba nga xam ne moom aujourd'hui xëj na sax mënoon na toog France rek di leen xëj na di leen woo di leen conseil wala yeneen mais dañu gis ne même front yi pour mu am taxawaay bi mu war a am il faut que Abdoulaye Wade soit là qu'on le dise ou pas parti bi moom moo fi nekk moom Abdoulaye Wade. mais c'est ça ce que j'ai dit ma fille loolu laa wax. mais moo tax ma ne ndax da ngeen ku ko bëgg a langal. ba waaw non non ñun langaluñ ko c'est que moom la du keneen. maanaam kii bu fekkoonte ne dama ko mën a tuddee neneen dama naan c'est le dieu de la politique. kan noonu. Ablaye Wade. moom moo mën a politique ba soo ko bëggee dootoo ko mën a bàyyi. damaa wax ni bërki démb ne Ablaye Wade dafa wax ni PDS moom dafa nekk parti boo xamante ne boo ko xamee foo dem doo fa mën a nekk fii rek ngay mën a nekk moo ko wax sàq fan ma démb borom jam-jam yi ci raaman moom la ñuy xaar non Coro dogguma la loolu nga baal ma sama maam lox na ko mais tew ko fenn Macky Sall fa mu dem nekk na fa te PDS la jógee loolu mu ndax lu ko xoolal bu tëddee palais sax yàlla xam na ni day gént PDS waaw loolu sa xalaat fii ku génn PDS gént loolu sa xalaat rek fii ku génn PDS rek gént bu tëddee palais Macky boo ko waxee daan la man nous sommes des frères waaye yow nous sommes des frères d'accord non dama doon laaj ba xam est-ce que yéen gouvernement d'union nationale bi ñuy lam-lamee xel xalaat na PDS bokk ci am ci ministre loolu moom xam nga Ablaye Wade nag c'est un républicain c'est un démocrate paaka la itam kenn du ko jiitu ci mbaram déedéet duma ko waxal lu mu waxul waaye bir na ma ni ku dugg ci gouvernement Ablaye Senghor dugg ci gouvernement Diouf ñu jël sa doom tëj ko ñetti at génne ko exilé ko nga taxaw ci Masalikul Jinaan jàpp ci loxo koo ko yëkkati buñ la nee ñeme mën naa dugg ci gouvernement Sénégal jaral na xanaa tontu naa la jox nga ko ñaar ay c'est très pertinent te nee nga ma tëj Dakar mais loo billaay musuma dégg ni ngay laajee li nga laaj daa mata laaj yow ko la war nga dem kon yow li nga bëgg a wax loolu la man waxu laajuma man femme moom lim ma laaj ci laa ko tontu laajuma de newul man dani ma jox nga ko ñaar te bëgg nga ma tëj fa lay jaar sa mama laaj la parce que am na ñoo xam dañu naan mutisme noppite PDS kii waa PDS ak IDI c'est un deal pour que après APR famille libérale jëlaat pouvoir est-ce que loolu dëgg la ak ban commentaire la ci def nous sommes tous des libéraux daal waaye man waxuma la ne la man waxuma la ne la nu mutisme IDI wala mutisme parce que xam nga IDI dafa am yoon PDS am yoon fii ku si nekk ak sa parti APR am yoonam mais boo demee au chapeau
Ablaye Wade day seen bàyyi ñoom ñëpp ci branche Ablaye Wade lañ génne. mën na nekk dil. xam nga waxuma dégg xam nga dil yow man sax boo mu waxee la signification exacte de dil. man ma wax lan la. parce que xam nga dañu tàmm rek di ut ay expression yoo xamante ne ñun ñi nga xamante ne dañuy kawalaaliser suñu tubaab sax. duñu ko utiliser. ñun ñi kawalaaliser nga xamante ne. danoo kaw kawe ba. boo nu seetloo boole ñu ci kaw kaw yi. man damaa yéemu tey déggoo daal maanaam déggoo daal maanaam. dama ne. da ngeen di utiliser expression yoo xamante ne. ñun ñi ngeen teg kaw kaw. te li ngeen di wax ñu gën leen koo dégg. ñoo leen gën a vrai comprendre le vrai sens du mot. waaw wax ñu rek il faut pas l'utiliser moi je pense wax ñu rek que y a pas de deal. xam nga deal moom da nga koy laaj ki ko wax. ak ña koy wax. dama ne ak ña ko wax. yow ban commentaire nga ci def ban commentaire nga ci def léegi dil mais xam naa ni man. yàlla mi ñu xam tiim xam na ni man nanguwuma moo boobu bugguma ko parce que gisuma foo ko mën a qualifier. mais xam naa ni daal ay nit bu ñuy ànd di politique. italiens yi léeg-léeg ñu ne mai dire mai jamais dire jamais. politique du bër du jël congé. du ëmb. day xëy aussi waaye jàpp naa ni jamono fii ma toll nii luy waxtaan di defar Sénégal Ablaye Wade ca la mësa ne ca la ne tey ca lay ne suba ca lay ne bu gannaaw ëllëgee. li ma la tegal li ma tontu kii kay xanaa doy nay tontu. nga tëj doomam ñetti at exilé ko tere ko mu atterrir ci aéroport bii nga xam ni moo ko tabax nga ni ko duma la may autorisation doo fi atterrir ku ko def du Macky Sall mu génn Masaalikul Jinaan jàpp ci sa loxo yëkkati dawal otoom fekk la pale seet si la boo ma wax gouvernement d'union nationale waxal loolu rek looloo gën a gàtt. Pape ñëwal. dernière question bi mooy sa gox commune bi dégg naa di nga bokk ci local yi ndax danga ko bëgg a jiite. waaw Pape jërëjëf. laaj nga ma lu bëgg naa ko ba pare rek bëgg naa ko ba pare rek bëgg naa ko ba pare rek moo tax tey moom patt rek laa demee ak moom. Pape yow yaa koy wax. parce que dama ko dégg. Pape yow yaa koy wax. dëkk boo fa dëkkee fekk fa baax. baax fekk la fa. man Pikine laa juddoo kër madame Gazi une semaine après ma ñëw ginnaaw raay màggee fa. kër madame Gazi moo xam dispensaire. clinique Gazi dama lay maanaam xam nga léeg-léeg. ay waay lii di. xale yi ñoo naan teg fi carnet de santé bi ba semaine bi ma ngénte ba pare fay man Gazi laa lay wax fa laa juddoo. kër madame Gazi waaw. pour nga xam pour muy leer. xanaa clinique ba tëj na léegi. tëj na waa clinique ba daal la nga fa boo laajee Pikine ñu wax la. donc Pape nga fekk ci dëkk juddu fa yaru fa daanaka sa kër bokk ci fukki kër yi fa nekk sa kër papa. nga dem ba 80 dans les années 80 87 dëkk bay taa ba yow boo jàngi da ngay xuus ba ndox mi yam la fii ci dënn. te yooyu jamono. nga dem jàngi. wàññeekuwaat xuus dugg seen kër summi say yére añ delluwaat jàngi. xuus ba foofu nga dund fa loolu. yàlla may la as tuut néew ñu mënuñoo am almadi nag. ndax xam naa ni mètre carré bi li muy jar fii moom laay jëndee sama kër ga fële ca ginnaaw raay. mais foo mën a am ginnaaw raay ma ko gënal. man mënumaa fanaan ci mennum réew bu dul woon immigré du ma génn ginnaaw raay ma bëgg ko lool man koo mën a doon boo may seet si te ñëwoo ginnaaw raay bul ñëw Youssou Ndour maa ngi la koy wax boo may seet si boo ñëwul ginnaaw raay bul egsi koo mën a doon ci àdduna ñëwal ginnaaw raay foofu mooy sama fief fa laa bëgg dëkk nag boo fa fekkee baax fekk la fa la ngay am nga di ko bokk ak ñoom bi ma demee tukki ba dellu si waat ñibbisi ci dëkk bi fekk fi ay xale yu baax ñu ànd ak man di ma jàppale dinaa ci lim ci góor ñi Baba Diallo jigéen ñi ma lim ci Bigué Fall Mouhamed Waar ñu ànd ak man yëkkati ma ba ca kaw. wiiri wiiri bi yàgg na de honorable da nga wala déet. teg ma fa
man nekk fa. parce que nag li nga donc ma jàpp ni nag bu ñu egsee ba ne ma jàpp ni bu ñu egsee ba ne ma élection yaa ngi ñëw élection yaa ngi ñëw doy nga ñu war nga cee bokk campagne ñii pareegul maa cay bokk ak maman yërëm ñu nag sama doom baa ngi jooy maman am nga doole foofu en tout cas am nga fa doole en tout cas dama ne ñetti militant de la film xaw ma nan waa rek xaw ma non ñi nekk ci bopp yi rek la wax ñoo koy jàppale dafa lim jub ay cellule la xam nga cellule da ngay lim ñi nekk ci bopp cellule yi yaa bu faale honorable wax dama ne limuma cellule dama lim xale yoo xamante ne Bigué Fall ak Mouhamed Waar arrêté ak Jibi Naka dafa Baba Diallo très bien Mouhamed Waar Bigué Fall ak Baba Diallo yow de di nga leen may loo xamante ne bu ñu yeewoo yow la ñuy waxtaane ci groupe yi yëpp bon en tout cas Pape Cheikh ñooñu sumay doom lañ ñooñu sumay doom lañ bon xam nga amul sens aussi laaj boobu man xaw ma ko laaj ko xëy na peut-être le maire wala nga def sa gëstu journaliste pour laaj ko je sais que li ma wax rek mooy ambition yi ma am. non moom dafa laaj kan mooy maire Guinaw Rail actuellement. non en tout cas c'est le maire il a un maire. Guinaw Rail Nord xam nga Guinaw Rail am na maire. ban Guinaw Rail Nord laa def. Amadou Diarra la. xam nga loolu tax dëkk Pikine xam nga loolu dëkk Pikine Amadou Diarra Pikine Nord la. donc Guinaw Rail Nord la. mais fa nga dëkk xamoo maire bi nu mu tudd. xam na ko demanteeg moom mu bañ ko xam. déggoo ma ne moo ko tey. Isaaxa Diop. xam na ko tey gën a xam. fu Isaaxa ne. bon en tout cas dama lay en tout cas. wax la du jeex xanaa. waaw nañ dem day jeex waaw. bon dama bëggoon a xam nga yow da nga banaliser. point boo xamante ne. point bu sensible le point crucial la. parce que tamit bokk na ci li nga xamante ne man loolu laa bëgg a wax. ndax lii jaral na ma. pourtant Pape bu ñu la may ni yow yaa xamul cadeau la may ni cadeau. waaw mais lim na ñoom Baba Diallo. Bigué Fall. ak kii Demba Waar. Mouhamed Waar. Pape tëjal Ndakaaru pare mu jaar commercial. tëjal Ndakaaru tamit nañ tëj Ndakaaru maman. bu ko déglu. da nga bëgg a nekk maire man ma jàppale la ñii ñëpp jàppale la. bon en tout cas dama lay wax rek. li ma xalaat ni que ni am nay ambition. ci mairie Guinaw Rail ndax Guinaw Rail wax dëgg yàlla. sunu lépp fa la nekk. foofu rek lañ yem c'est que dañ la bëggoon dañu bëgg wax ni que ni ñii ñu wax nii. di leen wax dañu yàgg di liggéey ak ñun. ba tey ñëpp topp ci seen ginnaaw di liggéey ak ñun. ñun aussi comme non attends Mamadou dagg nga ma sànq indi polémique boo xamante ne dafa viral parce que tamit dañuy waaj a jeexal. pourtant dama lay dimbali te yow da nga war a dellu ci sa lune de miel. ok man xam naa fi ma jëm donc man lu ma bëggoon rek ngeen xam ko mooy foofu laa koy sax yemale. voilà mu jeex parce que sincèrement wax naa leen li ma xalaat parce que da nga war a dellu sa lune de miel yow déjà. merci honorable waxtaan bi neex na def nañ ko yëfu biir kër. non ràcc rek toog lii ràcc dong la. waa ràcc la de. voilà kontaan nañu yan kàddu ngay tëjee teewaay. waaw man nag xam nga man moom Pape Cheikh nag maa ngi leen di sant rek di sant borom kër gi di sant Sénégal. di wax ni koo xamul ni nga koy def. nam la dafa tax. xam nga bu fekkoonte ne xëy na peut-être damay découragé. 3 heures ba ma la nee du ma ñëw rek. dama ko doon continuer ne du ma ñëw. yow dégg nga fi ma waxee. parce que déggoon naa lu jar ma bañ a ñëw. waaye ñëw naa def émission bi ci jàmm ak salaamatu. kaf ci foo ci ree ci. xuloo ceeg Aïssatou Diop Fall sama doom. juboo ceeg moom. dem ñibbi. te loolu la Sénégalais yi bëggee. te loolu la ma Sénégalais yi bëggee parce que loolu lii ñuy wax ci internet bi. ak di ko wax feneen mënuma koo faj yàllaa ko defal. yàlla nag ñi jàng alxuraan wax nañ ne moom mooy jël ku ko neex mu def ci lu ko neex. dëgg la. yàlla moo jël sama jëmm ju xeebu ji. def Sénégal bëgg ma. man du ma guerrière aw ma doole. soo ma ne uf ma daanu. aw ma alal aw ma notoriété bu tax ñuy wax mais Sénégal bëgg nañ ma ci ni ma mel. loolu nag dama leen koy sante Sénégal ñoo baax rek man baaxuma kon Pape Cheikh sama kàddu yëpp mooy sant sénégalais yi ndax li nga wax ni Youssou Ndour dama mus a nekk boobu xale la ñu dem su showam suma benn xarit sama xaritu benn bakkan Fat Diop mu daw kar ko daal ni ko ci soirée bi
waaye yow ma ni yow boo deewee àjjana yaa fay njëkk a dem ñun ñëpp ñu dem safara xam nga boobu xol ba la ca nekk ba mu wax loolu xamoo ko yow nit ñi foofu la ñu toll macha allah may sant Sénégal bu baax Pape sama xol day jeex yenn saa yi bu ma nit ñi woowee di ma maanaam ni may wax daal la bëgg da nga maa neex yenn saa yi mënuma ko émotion la yoo xamante ni man dama koy vivre parfois damay teg sama téléphone jooy ba sonn reprendre la vie normale parce que fooguma sama yaay bu dekki woon tey dina ni kii du moom laa bàyyi woon mu nekk liir ma bàyyi ko fi woon ko ginnaaw dem te loolu Sénégal rek ñoo ma ko def may sant sama doom yi bu baax di sant suñu waa kër di sant waa ginnaaw raay di sant waa Pikine di sant ñëpp di sant nag suma xarit di sant sama doom boo xam ni moo ma jox yére bii di Pape Diouf bu yaay maan Albis yaay maan Albis sama collègue député la doomam moo ma jox lii Cheikh Mourtala Diop ñawal ma ko Aminar Diop sama doom jooju daal di may defal sama bopp ak sama kanam je suis très émue je vais finir en beauté pour sant rek Sénégal yi di leen sant yéen ñëpp sant borom kër gi di sant Serigne Touba bu baax di wax yàlla na leen yàlla yàggal ñu amiin amiin di sant nag président Ablaye Wade ci itam wóolu bi mu ma wóolu ba boole ma ci listam waaw xëy na liggéey naa lu ma fi indi ndax ànd naa ko ak fédération PDS Italie ñu liggéey ba fal ma ci contexte yu metti Pape Cheikh ma ñëw fi waaye nag wax dëgg fa yàlla Ablaye Wade daal moom rek laa ameel ngërëm di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant Serigne Cheikh Mbacké mi nga xamante ni mooy président groupe parlementaire bi parce que ñoom ñëpp ñu ngi may envoyé message Marisou Ndiaye ñoom ñëpp Marisou Ndiaye nee na sama bu rafet na Marie waaw sama jigéen la sa jigéen la honorable député ñoom ñëpp ñu ngi may envoyé ay message macha allah di sant Youssou Ndour bu baax wax dëgg yàlla voilà en tout cas ñun kontaan nañu lii moo tax sénégalais yi bëgg la les gens nit ci dañu la fonk dañu la def ci seen xol te maa ngi koy wane sànq histoire baa ngi tàmbali keroog ci sa discours biir assemblée nationale di nga ree waaye di nga ci dégg loo xamante ni njëriñ lay doon ngay suñu yaay di suñu xarit émission nag moo demee nii te loolu mooy particularité aussi Aïssatou Diop Fall depuis que ñu xam ko ci carrière télé day tàng toujours ak invité am mais boo leen fekkee da nga naan ñii ñoo bokk te loolu feeñ na tey ci émission bi ñu ngi lay ñaanal yàlla dëgëral la yéen wi gën oyof yi nga am ci projet ci Sénégal ndax mënoon nga nekk bitim réew nag am fa la nga fa am lekk kook sa njaboot ñëw vacances delluwaat waaye da nga ñëw fexe ba bokk ci combat wu sénégalais yu baax yi ngir Sénégal jëm kanam donc loolu ñu ngi la ciy gërëm di la ci ñaanal bu baax honorable député Mame Diarra Fam ak sa njaboot yëpp parce que tey on a eu beaucoup de réactions ci ay nit yoo xamee ni dañu la fonk ci ay nit yoo xamee ni bu doon seen sago yow lu ñuy gis bis bu jot ci télé yi donc ñun itam on s'est dit pourquoi pas ci numéro bu njëkk bu déclic man ak suma xarit yi ñu invité ko waxtaan ak moom ñëw ak moom ci ay mbir yoo xamee ni mën na soxal sénégalais yi ci wàllu actualité donc encore ñu ngi lay gërëm bu baax Mamadou Mamed Ndiaye dañ lay bàyyi yow itam nga delluwaat ci lune de miel bi rek ñu ngi lay gërëm Pape maa ngi lay delloo gërëm gi gërëm suñu invité bi may wax ne man tur wi laa ko njëkk ruse balay daray xew mu am lu jafe lu jara sant yàlla parce que législature bi mu bokk gënu caa yàgg mais bokk na ci ñi ci ëpp tur assemblée nag am fa tur ñaara koy maye dëkkee def lu jaadul ba dëkkee def lu jaadul ba fi mu nekk ni dégg guñ ko ci lu jaadul donc lu jaadu la taxawaayam ak li muy xeex bokk na ci li ko may ak luñ mën di wax am na style am na ay conviction am na ay valeur exactement tey boo doon laaj député yi ñu miin assemblée nationale fukk yi njëkkalim ci lay bokk te bu fay ndoom bay tànk donc loolu jara sant yàlla la li mu wax rek sénégalais yi ñoo ko jox cër bi mu doyleeloon ko donc yàlla na yàgg sax ci xolu sénégalais yi amin amin merci Mamadou Mamed Ndiaye yow it ñu ngi lay gërëm bu baax Aïssatou waaw tout à l'heure
à tout à l'heure xanaa ma koy gërëm rek moom sama yaay ji moom nag ay doomam samay xarit lañu. waaw comme ni nga wax rek. Futurs Médias moo mën a boole. et moom tamit defe naa sénégalais yi xam nga fii kenn mënu bëgg leen a par force amul. amul de kaay ma fay leen ngeen bëgg ma amul. amul donc moom bu ko sénégalais yi amee fuñ ko teg. moom je suis très ému nag ma gis ko mu du xewal waaw donc et c'est très important ndaxte wane na ne goxam moo ko bëgg ak tam xëy na li mu am nii ci Sénégal yi ñu xàmmee ko waaw dañ ko bëgg j'ai eu tellement de réactions voilà ñoom Sely Wane beaucoup de personnes voilà parce que moom te indi na touche am parce que mi ngi doog a ñëw ci Assemblée nationale moom ñoom laay tuddee le nouveau en tout cas ñooy classe politique bu bees mooy crème bi donc ma koy gërëm di ko sant di la gërëm yow it Pape mi ngi doog a seq waxtaan donc nga mayaat ma force xëy na pour ma ñëwaat. waaw il le faut ndax maire laa il le faut waaw may gërëm sama rakk yi di gërëm nag sama rakk boo xam ne mënuma kaa bañ a gërëm ndax lépp la ci man lu ma xewale moo ci gën moo ci jiitu muy Mado Ndeye Madeleine borom glam style bàyyi Mado gis naa réaction xale yëpp ñu ngi may laaj sama coiffure beeg maquillage yére yi damaa toog rek benn place sama kër boo ma njagaak magam ji woowee na ma tey la lay fi di tàmbali ma woo ko rek moom it ñu jox ko mu déplacé wu lijjantil ma demal ma sotti ci ak def ci la voilà affaire de famille waaw jeex na may gërëm ñëpp daal di sant ñëpp yow it Pape yàlla na sa jàmm yaa allahumma amin merci beaucoup Aïssatou Diop Fall li ci neex mooy dafay ñëwaat ci kanam tuuti bu Faty Dieng tàmbalee ci programme bu bees bi nga xam ne ni jagleel nañu leen ko ci télévision Futurs Médias Marie-Louise yow it ñu ngi lay gërëm bu baax soo bindee mu neex waaye saa yoo teewee ci jotaay yi itam sénégalais yi dañuy apprécier sa participation ci jotaay yu ni mel. Pape Cheikh waaw maa ngi lay remercier avant tout une fois de plus di la remercier maman pour sànq dafa ne elle est là pour aucune partie. dafa ne voilà elle est là pour nekk pour Ndingler nekk pour Babacar Ngom mais aussi nous faisons notre travail en toute objectivité. On est là pour aucune partie. Donc échange la idée ku nekk indi sa idée mais en toute objectivité. Je pense que loolu mooy importance su débat. ku nekk day indi sa kii et c'est ça la passion. Voilà donc maa ngi remercier. li nit ñi di wax mënul ñàkk voilà li nit ñi di indi. voilà nii lañ lay wax ak yooyu ñun dañuy def voilà Youssou Ndour togg ci plateau bi ñun ñooy toog ci plateau bi ñun dañuy def suñuy liggéey en toute objectivité. voilà donc maa ngi remercier ñëpp ñi ma bokkal plateau bi Aïssatou sama mag moom sama mag la sama góor Mohamed sama lakkal bi Makumba ak Coro sama Alaaji Makumba Bey ma ngoog moo gën a lakkale ñëpp di remercier di remercier ñi nga xamante ni ko Coro waxee ñi jàpp ci mise en beauté bi voilà bijoutier bi lalu wurus la nekk Aïssatou jaar fa yow voilà nanga fa jaar waa sama chéri la Arona tenue bi Ndoy Ndiaye la aussi ba make up suñu petite sœur kii na la tuddati Yaas bonbon voilà ak tissage bi Rama Thiam voilà c'est ñoom ñoo jàpp daal comme ni ko bijou doxee ci combat bi waaw ñoom ñoo jàpp ci combat bi très très joli Alaaji Makumba Bey moom koppati bi rek lay wax fan lay jaay wala ñu def ko écritel Makumba est coppaté par du ko nangu dañ ko doon seetaan Makumba bi nga demee Chine moom kay bàyyi na ko tegal ko wax rek moom ak Daouda loolu de mosoo koo nettali da nga añ ñoom ñii lañu toll boo fa yàggoon tuuti de ni ministre bi def jël ci kii lii waa Chine lañ la jël yóbbu la exposé la Makumba ñu ngi lay gërëm bu baax jërëjëf kontaan nañu man tam ni ko ñëpp defee rek gërëm leen mbégte la woon ñu ñëw ànd si ko ak honorable ànd si ko ak naataango yi ak yow gërëm ñi ñuy seetaan bu fekkee wax nañ ci loo xamante ne ni rëcc na ba ëpp ñu ngi koy jégglu li ñu tax a jóg rek saa su ne mooy doon lenn li ànd ak nit ñi ci loo xamante ne ni dina leen yee dina leen yokk dina leen gën a mën a boole ci lii doxal réew mi waaye du mukk pour heurter wala xotti war ma wala xëtt ko sant bu baax a baax daal ñaan yàlla mu dolli xewali bu baax a baax ba kenn ku nekk li nga yéene defal la ko mu jàppandi. amin merci beaucoup Alaaji Makumba Bey Coro Mbaar Ndiaye ñu ngi lay gërëm aussi Mamadou Ndiaye Mamadou mën nga ñëw ñu tàggatoondoo rek def ko benn boucle mu jeex ci liggéey bi nga xamee ni def ngeen ko merci.
merci Alaaji yow la ñuy gërëm également équipe yëpp gërëm ñëpp ci kóolute bi ak confiance bi encore une fois remercier waat bu baax honorable député Mame Diarra Fam man moom ci plateau rek laa koy wax honorable sinon bàjjan rek lay dégg sama bàjjan la sama xarit la macha allah gërëm itamit Aïssatou ni ma ko waxee woon sànq c'est un honneur bokk ak moom tey plateau wu Déclic Makumba ak sama xulloo waale bi ñoom ñoo far donc merci à tout le monde remercier particulièrement je dirais pas sama belle-sœur mais sama sœur madame Ndiaye Binette Lo moom nga xam ne tout le temps itamit dama koy sonal bu ma waree dem defi émission donc merci pour la tenue remercier tout le monde bébé Khady Liliane Fatim j'embrasse également mon père gërëm ñëpp ci jàppale bi ak ci taxawaay bi saa su nekk bu liggéey bi taxawee rendez-vous ci kanam tuuti voilà donc Déclic dina dellu si inchallah mardi prochain gërëm bu baax Mado Marc ci tenue yi bii ma sol ak bii Mamadou Ndiaye sol le luxe à l'africaine en tout cas merci mën ngeen ko contacter ci 77 763 21 21 wala 789 64 64 donc Mado que nous remercions tout ça elle réalise ça et dinañ leen won modèle yi muy proposé sur Facebook tey c'était la première dinañu dellu si waat incha allah merci à toute l'équipe de production dirigée par Pape Samba Thiam gërëm ñoom Aïssata Sy ci organisation beeg coordination bu Déclic Mbaye Diouf of ñu ngi lay gërëm bu baax gërëm tamit ñoom Pape Jean ak service digital bu télévision Futur Média Alioune Diagne merci Pape Maguette Diakhaté tamit ñu ngi koy gërëm bu baax gërëm Abdourahmane ak ñoom Tog ci jàppandal gi ak rédaction bu Déclic Toro Mamadou Ndiaye man mi merci à tous et surtout xam leen ni lu dul jàmm ko gën gërëmaat encore ki nga xamee ni mooy honorable député Mame Diarra Fam suñu yaay suñu xarit yàlla dëgëral ko loolu lañ koy ñaanal prenez soin de vous et à tout à l'heure